friends from the media, invited guests, ladies and gentlemen. It is my honor and great pleasure to welcome you all to this important gathering as we officially present motorized groundnut screens and POS devices for the digital payment system to our SECOs and farming communities. Today's event marks another milestone in our collective efforts to modernize and strengthen the groundnut value chain. As the National Food Security Processing and Marketing Corporation, our mandate is not only to buy, process, and market the farmers' produce, but also to ensure that tools, systems, and infrastructure that support production and marketing are modern, efficient, and transparent. The introduction of these motorized screens will significantly improve the cleaning and grading process at the community level. This will enhance quality, reduce post-harvest losses, and increase the value of the farmer's produce. It is part of our broader effort to bring modern agribusiness technology closer to the farmer and to upgrade operations at the SECO level. The deployment of POS devices marks a transformational step towards a fully digitalized groundnut marketing system. This initiative will improve transparency and accountability, ensure faster and more secure payments to farmers, reduce the risk associated with cash handling, and enhance financial inclusion across rural communities. This aligns with the government's vision to modernize the agriculture sector and promote digital financial inclusions solutions that empower our farmers. Allow me to express our profound appreciation to the Honorable Minister of Agriculture for gracing this occasion and for the Ministry's continuous support and guidance to the corporation. We equally thank our SECO presidents for their cooperation and our hard-working farmers for their unwavering commitment to national food security. Ladies and gentlemen, the tools we are handing over today represent progress, but also represent a partnership, a commitment from NFS PMC to stand firmly with our farmers as we work towards a more productive, transparent, and competitive groundnut sector. The modernization steps we are taking today are in full alignment with the government's strategic agricultural transformation agenda, which emphasizes mechanization, digitalization, and farmer empowerment. Honorable Minister, the corporation stands ready, as always, to operationalize these national priorities and ensure that our farmers benefit directly and tangibly. To our SECO presidents, we thank you for your cooperation, leadership, and day-to-day engagement with farmers. You are key partners in ensuring that the systems we introduce are implemented effectively on the ground. To our hard-working farmers, I want to say, these investments are for you. They are a recognition of your contribution to the national economy and national food security. Without your dedication, there is no groundnut sector, no NFS PMC, and no agricultural growth. We appreciate you, and we are committed to supporting you with the right tools, systems, and incentives. As we distribute these modernized screens and POS machines, we encourage all stakeholders to use them effectively and responsibly. Proper maintenance, correct usage, and adherence to procedures will ensure that the full benefit reaches our farming communities. The corporation remains committed to providing training, technical support, and continuous engagement to make this modernization process a success. As we formally open this ceremony, I encourage all stakeholders to continue working closely with us in ensuring that these new systems and equipment are fully utilized for the benefit of our farming communities. On this note, I warmly welcome each and every one of you, and I look forward to a productive and successful event. Thank you very much. Alatimo mon kata Thomas and Fofana ni mo kota mon men yalon ko
wallal be GGC la management team Sénégal men nata jambal be konton na dum bal tentu la fana ale bata menta ka bo alla dulal to ni wati sutu ko no ale ne dan ko nyum commandiro la jam aketa nye kontane bati minister pour kana jambi ka signing benku makuna me alonko na banko president men kata his excellency the president of the republic Alhaji Adama Barrow ala ngani ya kendo me alonko aya soto Senegal ka Senegal makoy anin ke fasa fana kaje ko fana ila sene fengol men be Senegal isi tanya to soto je wala nyimbi be mo sab katu ni ajube ni masingol men be jambi masingol nyunu napul jamale dunte kon adun ala ning president wala nyato ka kendo koto ay do ku la kendo men yalon ka e sindi jang ani ala minister kendo me yalon kata honorable Demba Sabaliti wala kafola katola kafu nyomo wala atin nabi futata nyindo bi so wakamala ntete nadi amo si andila bage mbe president ol mbe mem fola doron wala mu nyindi men mo president ol ti albita fi lol kono nyindi te o kono ngalon ko terete do ko mandia bata beje ado ku jamal len beje baral silo ali alla katoke ali akata na fulolu men yalon koy be dunna ali bulolu kono nge kanta pour nyin kamala ni si president kango jangandi ni si Demba Sabal kango jangandi ni si Mohamed Ndiaye kango jangandi anala management because ni waketa ibaje la ko be ku dolel finance to la men yalon ko wallelu tambita nyin so wakamala do ku bala bentol president ol bulu ninna secretary lu kaje ko na fulo man kanan na sekol to ngakanta akana tinya nyina tam Mr Sar kontom e Mr Diouf me yalon ko ate fanan na lo dula bambanta baka because nyin do ko men ba kono ay bulu bala soto je pour ka fumma kam ma ko e kaje ko na do ko e ta nyam so wef ine na molbe mbial kontonna adun njikita ko ni aje man sakunda e tol point ka foko ye joro ete tol ya wefu tata dunia dawo da be tarlaje dawo dala muni tata santo don momo be jang nim president ol momo yaaje sirin jang wef nom wef babulu so woto pour kado ko di alla ka asona andin to lente ngamra wo mu ku malati me alon ko man sakunda la o miralo be tata bag so den nandi amo kundula hanebi Mr. President tentu me alon ka telekata his excellency the president of the republic Adama Barrow ala marale nya kendo me alon ka ba ke kam banko ka na e tenku men sabati ndi nyum banko ka wala yatin nambe siyo men to be auto bi so through the minister of agriculture Alhaji Demba Sabali isinna konton di rofutande president mando saba Sénégal fanan kontane tale speciality Sénégal bawo membe kata janga keta wallele so mbe albe tentu lambal jayla la bara Chairman for OIC President Alhaji Adama Barrow candidate of 2026 NPP am koy nuyu bu baax CDM di ko siyaare di teg suma nuyu ci loxo honorable ministre Dr Demba Sabali ministre of agriculture mu nuyu ñu président Barrow ak cabinet am yëpp di nuyu waa GGC yëpp ci jiital MD Mohamed Ndiaye managing director of GGC di ko siyaara moom ak staffam bi yëpp waaye dinaa nuyu presse bi yëpp ci seen taxawaay ci liggéey ci réew mi am na solo trop maa ngi leen wax congratulation yéen presse bi yëpp ci turu nag man ci ki ma xam muy Pandari Touré di leen wax jërë ngeen jëf di nuyu Farmers Union bi ci Gambie yëpp si suñu njiital président Aliou Ba ak man mi di vice président Alhaji Cissé ak secrétaire général Modou Ndiaye ak Amara Toukara PRO from Basse ak ñi ma ànd ñëpp ñëw ci jataay bi dinaa ci teg nag jàmbaari fàkk tëdd yi ci réew mi muy seko président yi ak baykat yi ci réew mi di leen wax congratulation jërë ngeen jëf yéen seko président yi seen liggéey bu rafet di jaaramal nag first of all président Barrow
ci liggéeyam ci réew mi liggéeyu président Barrow ci réew mi ni mu koy waxee bëccëg la amul tegtal bu jant génne kenn du ko weerante li ñu fi dajale tey gannaaw bi ñu yàlla defalee yokkute mooy machine passoire yi ñuy def te li ñuy wax xaalis boobu mooy jëlee ko fii jox ko seen ko président yi mu dem ci réew mi loolu nag yokkute la boo xam ne am na fu mu commencé waaye amul fu muy yem ci mbégte ndax ku nekk ci réew mi yàgg fi xam nga baykat bi nan la daan def pour passoire gerte pour mën koy jaay sa koy mu dem ci jiis yi passoire yi manuel moo fi nekkoon nga samp ak tuuti bu ne ca kaw xale sax du ko jot enu saako yi aj ko ca kaw war na ci kaw léeg-léeg saako yi daanu ci kaw ni sax ba lu ne xew ci ngay passoire di wii sa doole ba balaa ngay jaay gerte parce que jëlee ci tooy feebar boo xam ne kenn xamul foo koy faju président Barrow yërëm gi mu yërëm baykat yi ak bëgg gi mu bëgg réew mi dem ci kanam mu ne loolu de dinaa indi lu ko saafara man ak sama ministre of agriculture ak sama cabinet bi ak managing director bu ji si ñu indi machine yi nga xam ne générateur ak kuréel moo koy doxal loolu su amee baykat bi dootu sonn ci passoire gerteem day ñëw sotti ko ci machine bi mooy dawal boppam li koy doxal générateur yaa ngi nii wala kuréel te kuréel alhamdulilah yaakaar naa fu ko manqué ci réew mi léegi dootu bëri kon loolu yokkute la boo xam ne su président Barrow xëyoon rek indi passoire machine yi danañu jaaxal waaye dalewul ci passoire machine yi ndax baykat soo ko bëggee dimbale ndax yéen ñi jàngaat lii laay dig ngeen am di banque di agriculture mooy di banque bu di country mooy yaxu digg gannaaw réew yéen a gën a xam ne nit bu yaxu gannaawam dam moo doxee nam du jag kon loolu la président Barrow bañ ba mu jël agriculture bi jox ko ñëpp waaye mu jox ko ministre bu intelligent bu xarala bu xam liggéey du noppalu guddi noppalu bëccëg mu ngi wër fil bi ci baykat yi moo leen lu ñu bay ci réew mi loxo ma nga ca ak ndimbalu ministre agriculture ci turu His Excellency président Barrow balaa machine yi ministre agriculture mu ngi nii day joxe ji wu bëri ci fànn li ñuy bay ci réew mi président Barrow indi fi tracteur yu bëri pour yombalal baykat bi ni muy def ba suuf bi mokk mu mën a bay parce que suuf bi soo bëggee bay te mënuloo koy tas mu mokk sa mbay yu bëri njëriñ mu indi fi ay tracteur nit ñi jot ko di ko liggéey mu indi fi ay jiw indi fi ay engrais boo xam ne macha allah ba léegi fii may waxee engrais baa ngi des ci réew mi indi fa ay machines yoo ko nay harvester yii góob li nit ñi di bay loolu nag yokkute boo xam ne lu am solo la te réew pour mu dem ci kanam faaw baykat yi ak ñi fay yëngatu gis seen bopp ca la ñuy def te pour ñu gis seen bopp ca la ñuy def faaw président bi ak cabinet bi fi mu teg tànkam ni mu gën koy puus te xam ne lii mën a jëm réew mi ci kanam ndax président ci bi mu jox baykat yi tabaarakallaahu lu am solo mu tegal ni nag daanaka mën na ci gàtt boo xam ne muy déglu baykat yi ci seen xalaat ci seen wàllu système ndax section bi am na ku ko jiite wàllu système bi Mohamed Ndiaye mii di mën nañu gàtt ak staff bi ji si ñoo koy doxal te nag wax dëgg fa yàlla pour leen xam wala kan mu doon biñ commencé doxal ñoom ba tey coowal amee naa bor ren ba déwén jeex na ci Gambie bi président la toogee ba tey li nga wax ne dëgg ne tumbam seede nguur yi passé kenn ko ne góorgóorlu na bés lemoon na ko yàlla mën loolu waaye ba fii ma waxee am na béykat boo xam ne ñii génn leen def leen ba sax ñu ngeen ameloon bor boo xam ne ci wàllu seko ba tey fayeguñ leen ko ci nguur yi passé président nag bi ñu toogee tey mu ngi ci juróom-ñeenti at waaye kenn tàmbalu sa loxo ci benn milieu baa ngi nii te ñu ngi def fii ku neex koo wax sa xalaat kenn waxul ni ñu ma amee dara su fay ko daaw rek kon loolu dañuy wax kon dara ci seen président Barrow ak ministre of agriculture ak ministre of finance cabinet président Barrow bi ak man na jingaay bu ji si seen taxawaay seen liggéey ba defee li ci des mooy réew mu ne waaye maa ko yóbbu ci kanam kenn ci ñun bu mu yaakaar ne nit dañuy yokk bi réew di football réew mi te yow nga nekk ci réew mi di doomu réew mi nit lamxam ci lu baax ak lamman ci lu baax daf koy génne tekk ci table bi nit ñëpp bénéfice ko ci baykat bi li ko war mu ngi ciy góorgóorlu baax mooy engrais génne nañ ko jox nañ ko subsidise nañ ko mu jënd ko yóbbu ko ci toolam bay ba neetam wàcc mu góorgóorlu yàlla baaxal nawet ba na jël gerte ko bu mu ko jàllale fenn ndax subsidise dafa métti tool bu nekk ci engrais président def ci xaalis bu bëri yombal la ko yow baykat bi wax dëgg fa yàlla jëlante la gerte boo xam ne président waxu ko ci biir néeg ci mbedd la ko wax ci télévision la ko ñëpp di ko dégg tool bu nekk mu ngi taxaw 20,000 mbaa 22,000 ci wàllu market bi moom mu ngi koy jëndee 38,000 waaw loolu lu rëy a rëy la léegi li koy dimbale mooy ñun baykat yëpp nañ maan ko nekk benn ak waa réew mi bu nga aji président Barrow lépp lu ñuy bay ci gerte ak lépp lu ñu soxla ci réew mi fii ñu jaay suñu gerte gi nguur gi jëndee ko price bu baax West Afrique fii ñu ngi fër ku waxal yàlla rek kenn gënu si Gambie price
ku ko fi def price na ñu jël suñu gerte gi jaay ko ji si nguur gi substance sax ko jëlaat xaalisam dugal ko ci suñu price gerte gi mu ñëw ci ñun ñu ji si am nañ programme bu nekk na lépp gerte gi daf ko fii naan def gerte gi lu bëree bëri nga xam ne da nekk njëriñ ñeer réew mi su boobaa li dimbale loolu parce que factory bi boo ko taxawalee taxawal gerte amul njëriñ li tax muy taxawal factory mooy baykat bi mooy jël gerte bi yóbbu ko ji si yóbbu ko ci sa mbay sa indi ko ji si ñu indi ko fii ñu process ko nit ñi mën ko jëriñoowaat ba baykat bi mën a sant yàlla ci li nekk leneen li ci des mooy programme traite bi daaw ñun ñëpp kenn ku ne xamoon ne am na ay jafe-jafe te ñun ñëpp kenn noppalu ci kenn toogu ci ñu ngi waxtaan yàlla dénk ñu la kilifa koo xam ne muy président Barrow ak ministre agriculture ci cabinet bi ñu am xel la ñuy déglu gàmmeen ci leen waaye ñuy déglu baykat yi bi coow li amee daaw président Barrow sant nañu ñun ñii ñëpp ak ministre agriculture ministre finance ñu toog waxtaan ci lii lan ko waral ak lan moo koy sol bi ci waxtaan yàlla dogal na rek solution judduwaat ñu ne Wave lañ jox programme Wave lañ jox programme mu marché traite loolu Wave nag moom man du ma leen advertise sax du ma leen pour comme waxal nit ñi kan mooy Wave nit ñi gàmm yàlla doon ñëpp xam nañu Wave Wave jigéen ñi xale yi koo ci koo mu ne defal ma xaalis mooy Wave yeneen programme yi nag bëri nañ waaye bii lay wax moo gën a siiw ci damay dégg kon ci bëri ci yéen ngeen dafa dama waaye ndomb boobu na mooy suma Wave ndomb kon Wave nit ñi xam nañ ko li may sax Wave di leen ko ñaax Gambia réew mu ndaw waaye réew mu naqadee liggéeyam man ci fànn bi may waxee yéen Wave seen agent yi cash agent yi kuñ fay xaalisam ci fekk bu mën a peese mu nekk ci mobile bi even baykat bi wóolu na Wave bu leen dooleel ci loolu seen cash agent yi na bëri na xaalis ba bëri ba fu baykat ne salaamaaleykum suma Wave dama bëgg a génne nangam ñu génne ko indi du am benn problème bu leen nangu kenn di jóge ko nooy banque Fass Caaxo wala Médina wala feneen farafee yi di ñëw baax wala di ñëw baax na seen cash agent yi bëri bu kenn jóge ko di ñaamee di dem Bansang wala Basse na seen cash agent yi seen cash agent yi bëri ci gox yëpp ba nga xam ne képp ku bees sa gerte rek da nga mën a dem jox la sa xaalis ndax kat nguur ñoo ko waroon def na ko ba mat sëkk mooy toog na ba mu ñor raxas ay boolam séddale na ko kii yóbbu séddale bi ci nit ñi kooku ci des mooy Wave mooy amal programme bi pour gën a béykat seen xaalis maa ngi leen di ñaanal ñu am ne traite bu neex ba nga xam ne nit ñi dañuy waxaat sax dañuy waxaat gouvernement ne leen taay leen Wave mu gën a yokkaat loxoom ci ñun Wave mu ngi gën a doy loolu nag suy am Wave ñooy liggéey boo xam ne nit ñi dañ leen wóolu ndax nit kaay leen ma wóolu duñ ko wax kaay leen ma faral duñ ko wax waaye yaay def lu ñu la wóolu ba nit ñi boppam kon Wave liggéey baa ngi seen loxo yàlla na leen ci yàlla defal ndam am naa yaakaar baax ndam dana ci am ndax ñi leen xool ba tànn leen dox nañ liggéey bi óolu nañ leen yaakaar nañ leen kon na ngeen ci góorgóorlu bu baax ba ñun ñëpp ñu am ci ndam c'est ko président yi maa ngi leen di jërëjëfal bu baax ndax machine yi képp ku ko ci jot na ko téye sa bubal si bopp te lépp lu leen gouvernement président Barrow dig incha allah dana ci teg dana ngeen ci teg seen bët ndax dafi président boo xam ne li ko ñor guddi ak bëccëg mooy yokkute baykat yi mooy yokkute réew mi bëgg na réew mi yokku bopp rek waaye rawatina baykat yi moo tax comme fii sa ñëwee bu ñetti at ci gannaaw li daaw mu ne yéen seen président du moom congrès lay dimbale seen yoon yi seen kuréel bi seen nangam waaye léegi nag bu ma ñëwee ko ma du may déglu li ma yéen a ngeen góorgóorlu de yoon yi fii kuréel bi fii hôpital yi fii loolu nag sant yàlla ba mu bëree bëri sax bi ñu gën a góorgóorlu ngeen loyal ci jiiji si ndax kilifa kat soo bëggee am nag moom liggéey ngeen am ndam da ngeen déggoo di waxtaan di jubal ci kàddu guy jëmale yéen ñëpp ci kanam ndax nit su ko yàlla tànnee mu jiite leen da ngeen di sottante moom xalaat te di ko déglu te bu kenn fakkat sa morom su ngeen tegee ay lien ngeen waxtaan ci bëri boobu mu dem ci réew mi ñëpp mën koy jëriñu ndaxte yéen seen représente fii seen toogaay fii dëkk bu ne am ngeen fi ngeen jógee ñëw fi lu ngeen yàq dëkk ba mën na leen wax ne yéen fekk bi yéen a yàq waaye li ci gën a bëri ci réew mi fii du ñëwee gën di gis dañoo ne nguur gi moo yàq moo tax yéen ambassadeur ngeen ñun ñëpp kenn ku ne jàpp ne ambassadeur la ci réew mi soo baaxalee réew mi nga baaxal waaye soo yàqee réew mi nga yàqal maa ngi leen di ñaanal nag sa simbu neex ba nga xam ne mboolem si si passé bii dafa daan waaye du ma daanee mukk nag te gërëmuma président Barrow yeneen yi yoon gis nañ ay yokkute ci réew mi yàlla na sax agriculture bi jëlee na ko foo xam ne fekkul ko foo te indi na ko foo xam ne mësu foo nekk loolu la ñu ngi ci sant yàlla bu baax di ci gën a président Barrow di ci gën a ministre agriculture ak ji si seen staff bi liggéey bi rafet na yàlla na leen yàlla dimbali mu doole ko ne ba ca kanam a kanam ba nga xam ne réew mi dinañ gis seen bopp ci yëngatu yi te baykat dafay dafa am njëriñ te su lay demee ci kaw gi yéen a ngi gis tey si bëri ci nit ñi ak seen dëkkuwaay yi nekkul ne ñoom dañ am lobby rek di jëlee xaalis ci biir réew di tabax seen kër yi wala di jënd oto déedéet mbay mi ci la ñëw góorgóorlu nguur gi dimbale leen ba buñ bàyyee nguur gi jënd ko la ca des ñu jaayante ko ñu mën a seen biir loolu moo leen di dimbale ba lépp lu ñuy def rek ñu mën koy génn seen poche def ko ca
dëkk boo dem te yokkute yaa ngi fa yaa amagul ko ren dugal nañ soxla programme te ñu ko dugalee si loolu nag dañuy wax nguur gi jërëjëf di wax réew mi yëpp nañ ànd bokk ndey bokk baay bokk benn pas-pas bokk benn yéene pour réew mi dem ci kanam di jërëjëfal président wax ak gouvernement bu baax di ko ñaanal nag nguur bu mucc ayib maanaam soo bëgg lépp ci ne mooy ñu koy ñaanal 2026 yàlla na ko yàlla may ndam lu seetlu bu te jàpp na ne ndamam loolu mooy ci Gambie te dana ci Gambie incha allah rabbi maa ngi koy ñaanal moom gouvernement ak Gambie yëpp di la ñaanal successful ak mucc ko ànd ak mucc le c'est que yàlla ngeen am ndam ji yàlla am ndam président yàlla am ndam ñun ñëpp yàlla nañ am ndam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. will be Suma Honorable Minister, Honorable Dr. Demba Sabali. maa ngi nuyu Managing Director National Food Security Corporation Mohamed Ndiaye ak Deputy Mr. Sanyang. maa ngi nuyu Chief Alaji Jaju Si, President of the SECOS in the country. Mr. Diouf, representative from WAVE. maa ngi nuyu tamit the management and staff of GGC ñu fi nekk yëpp. maa ngi nuyu the SECO presidents ñu fi daje and finally the media personnel. maa ngi nuyu ñëpp seen teewaay bi fii. man suma wax nag du sori lii bokk na suma liggéey su teral bi nekkee di dox suma department that's the Department of Cooperative Development. di bokk na si suma liggéey mooy dem round SECO yëpp seet teral bi nu moo doxee. saa yu ma demee def liggéey bi jafe-jafe yi ma di dinga benn si mooy suñ problème yi passoire yi ne passoire yi yàgg nañ nekkul di dox nu mu war a doxee. si kaw loolu tamit teral bi tamit nu mu war a doxee tamit daf di am ay texa waaye GGC kontaan naa ne one of my recommendations yi ma dee def suma report boobu su ma defee liggéey boobu mooy pour gis ne indil nañ SECO yi nii passoire. comme ni ñu ko waxee passoire yi uti na ak passoire yu ñu daan jëflanteel ak yu passé nii. soo leen dama ko dee wax fu nekk soo déggee sustainable development la mooy sustainable development mooy dem kanam boo xam ne di ñu fi nekk tey dina faj seen soxla teg si ñu ñëw ëllëg. passoire yi yu daan use balaa ñuy dund sax boobu jamono la woon waaye jamono dafa wécceeku léegi yaa lu anglais di wax digitalisation. so dañu war a gis ne jamono fu ñu toll ñun tam ñu try nekk foofu noonu. so foog naa ne ndaje bi tey benn la si yooyu noonu gis ne suñ SECO yi parce que SECO yi am nañ njëriñ si réew mi. Mr. Cissé wax na fii ne agriculture is the backbone of the country. dëgg la teral bi su doxul nu mu war a doxee dañ dee am ay jafe-jafe si réew mi te am nañ yaakaar ne ren nawet bi baax na. surtout ne gerte bu ñu amoon daaw bu ñu am ren na ko dugli. taxi ñu indi leen ay machine air motorized screening machine pour SECO yi. so man lu may tenka SECO président yi rek mooy comme ni ñu ko waxee xaalis lañ génnee pour ñu indi leen lii pour gis ne liggéey bu nekk seen diggante ak GGC dina dem nu war a demee. ñu gis ne SECO yi motorized screen yi jëflante dinañ ko ni ñu ko war a jëflanteel. boobu ñu toog teral bi jeex rek ñu commencé di am complaint ne waaw suñ screen yi dañu am problème.
léegi seen liggéey la yéen pour gis ne screen ñu dinaa jox tey teg ngeen ko si ay loxo yu wér si ñoo xam ne si doxale ni seko bi la ni gis ne screen yi nañ jëflanteel ak moom ay at yu ñëw nii so maa ngi teexa yooyu président seko yi ngeen bàyyi seen xel gis ne screen bii nii jëflanteel ngeen ko noonu ko war a jëflanteel dafa ñëw pour dooleel seko bi wax naa ko dafa ñëw pour dooleel seko bi nguur gi def nañ seen kéemtalaay kàttan gis ne ñu dooleel seko yi tamit dëgg la am nañ ay jafe-jafe waaye loolu moom du si ñàkka because jëm kanam développement bu nekka fu nekka si àdduna bi foo ngeen am ay jafe-jafe waaye jafe-jafe yooyu warut a tax doo leen def loo leen war a def so ñu gis ne traite baa ngi ñëw si wàllum paiement bi boo tamit ay teexe la woon waaye duma si wax lu bari comme que wax nañ leen ne ren moom Wave ñooy yore mbirum fayam bi daaw dëgg la comme léegi bari woon nañ ma jaay suma gerte bi fii nii ma war a dem fu sori pour dem jël suma xaalis waaye comme ni nga ko waxee rek ñoom Mohamed ak ministre bi toog nañ seet nag la ñoo saafaralee loolu noonu so mu ngi nii tey Wave ñu ngi fi ñoom ngi naay jëflanteel so fu may daanule suma kàddu gi def mooy trade season bi ren dañ si séntu yokku parce que yoo leen daan complain gis nañ ne ñu saafara leen ko so ñun ñëpp ñu jàppalante gis ne nguur bi lu ñu bugga si teral bu ñëw nii ñu am ko su ko defee mu njëriñ biirkat yi mu njëriñ dëkk bi so man fii laay daanule suma kàddu di gërëm Mohamed Ndiaye MD ak teamam bi ñu ngi def liggéey bu bari te ñoo suma office ñu ngi jokkoo ñu ngi saa yu nekk ñu ngi di jokkoo soko yi suma rôle leen nekk so loolu tax na maa ñoom dañ war a diisoo saa yu nekk te loolu mu ngi am maa ngi ko gërëm si loolu moom moo staffam bi also suma ministre tamit dëgg la am nañ gis nañ ne démba man doon seetal meeting bi 1 o'clock baa ñëw waaye loolu taxul mu ngi nii mu ngi toog fii ak ñun parce que handing over bi dafa am solo so honorable minister I'm also thanking you for gracing this occasion. On that note, I thank you. maa ngi gërëm ñëpp seen tur ak seen sant waat jërëjëf. I'm glad to be with you here. It's a very dedicated team, and actually it's a team that we have the utmost confidence in. The Registrar General of the Department of Cooperative Development, Mr. Sankare, and of course the Gambia Press Farmers Union, Mr. Cisse just spoke here. Thank you for your presence. All the CPMSs nationwide, on behalf of the government, I thank you and congratulate you for yet another season in this 2025. Our CPMS president is here, and of course he also doubles as the chief of Jara West, Chief Jansi. He has always been very active in all our agricultural activities. Thank you very much for your presence here, Chief Jajusi. The representative from Wave is here, and we congratulate you for the award for Wave this year's delivery to our farmers. This is a manifestation of the confidence that the corporation, GGC itself, has on you. And of course, it's a manifestation of government's confidence. And of course, the entire country, Wave has turned out to be a household name in this shortest possible time. So
Thanks for your dedication and thanks to your collaboration with my ministry and with the National Food Security Processing and Marketing Corporation. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it gives me profound honor to stand before you on this historic day, the 5th of December 2025, a day that marks a new beginning in the groundnut sector, a new chapter in the lives of our farmers, and a new era for the cooperative producer marketing societies across this great country. What we are witnessing today has never happened in the history of the Gambian groundnut sector, from independence to now. Not even once, not under any government. Until today, under the visionary leadership of His Excellency President Adama Barrow, a leader who has consistently demonstrated that real development is achieved through action, not rhetoric or empty talks. Today, we are not simply handing over equipment. We are handing over possibilities, dignity, innovation, and power to the CPMS and to the hardworking farmers who form the backbone of this nation. And sometimes I would say they are not the backbone, rather they are the brain of this nation, because they are making it work. For decades and generations, our sectors have been forced to rely on manual methods to screen their groundnuts. Systems that were slow, laborious, and cost them income losses. We are proud to hand over motorized screening powered by a diesel generator for each and every CPMS in this country. This is not a pilot. This is not selective. This is national, comprehensive, and all-inclusive. These motorized screens will, 1, ensure consistent and clean groundnuts. They will raise the quality of groundnuts across the country. They will reduce labor and post-harvest loss. They will also increase the value farmers receive and will strengthen our international competitiveness. This is not a small achievement. This is a historic transformation, one that will be remembered as a legacy moment in the evolution of the agricultural sector in the Gambia. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we live in a world where economies move through digital systems, and yet, until today, many of our CAFPMSs recorded manually, vulnerable to delay, inaccuracies, and inefficiencies. But under the leadership of Excellency President Barrow, the time has come to elevate these systems. Today, each CPMS will receive a handheld POS device. For the first time ever, our farmers will be paid not with any long queues for waiting, no more errors in recording, and no more risk of discrepancies. These are extremely important for the farmers and for our systems, especially the GGC itself. I still use GGC because it's SOTA, and I'm sure MD will excuse me for this one. In addition, as you will witness, the National Food Security Processing and Marketing Corporation will sign a historic agreement with WAVE to ensure fast, reliable, and farmer-friendly digital payment throughout the groundnut trading season. Never before has there been this level of commitment, preparedness, and partnership in the trade season. Also, never has there been a government ensure such a direct, efficient, farmer-friendly, and integrated payment system. When we speak of development, we must speak of results. Under President Barrow's leadership, the following was successfully implemented in the groundnut sector. 1. Quality fertilizer reached farmers on time this year and at a very reasonable price of $1,100 per bag. This has been possible through input subsidy of almost $1 billion. 2. A high price of $38,000 per ton of groundnut, which will increase the income of farmers. And at this point, I must inform the farmer population that apart from Gambia and a few countries around us,
the rest of the countries don't even buy the farmers' groundnuts. The government don't even buy their groundnut. It is left at the mercy of vultures that will just come and offer the lowest price possible. What is happening in this country, the price is regulated. The price is much, much better than the world price because it is highly subsidized. As part of the developments in the sector, there is an investment of about $35 million groundnut processing and biomass cogeneration plant for environmentally friendly value addition here at the headquarters of the National Food Security Processing and Marketing Corporation. There is also a digital transformation through the use of mobile money, motorized screens, and POS payment devices to modernize the groundnut sector. All these are unprecedented. This is not accidental. This is intentional. This is strategic. This is the difference brought to the agricultural sector by this government. Distinguished guests, as we all know, this government has always stood for peace, sustainable development, and prosperity. And not for the selected few, but for every Gambian, from Banjul to Basse, from Moorbang to CRR, URR, and to the West Coast. Before I close, at this point, allow me to sincerely congratulate Mr. Mohamed Jai, the JGC MD, and his deputy and his entire management team. Because of very few recent weeks, Cabinet has passed critical cabinet positions regarding this corporation. And one of the most critical ones is giving them absolute buying power of groundnut in this country and the only authority to export groundnut in the first 90 days of the groundnut trading season. This is geared towards regulating the market, making sure our $35 million plant become functional, and ensuring that groundnut that exit this country to any other country are of high quality. Before I close, I have a special message for the CPMSs and their president. You are the bridge between the farmers and national development. You are the leaders who ensure that every bag of groundnut is purchased fairly, screened efficiently, and transported responsibly. You are the one who stand with the farmers in the sun, in the dust, in the challenges, and in the victories. After such investment by government, you are the one that can advocate for us at the community level to ensure that the groundnut are sold at the National Food Security Processing and Marketing Corporation and do not any other place, especially across the borders. I ask you today, please use these tools efficiently. Use them responsibly. Use them to enhance the livelihood of the farmer in our community and the Gambians in general. Let the 2025-2026 groundnut trade season be the smoothest, most transparent, most efficient, and most profitable season this country ever has. The Barrow administration has delivered the tools. Now it is your turn to deliver the impact. Ladies and gentlemen, I thank you all. May God bless our Gambian farmers. May God bless our Excellency the President, and may God bless our Republic. Thank you.